wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñoo ngi santaat borom bi subhaanahu wa taala ci xéewal yi nga xam ni moom ñu ko dëkk di defal te bokk ci xéewal yooyu mooy teew gi nga xam ni wax dëgg yàlla mbokk yi teew nañ ko fii tey waaye teew gi ñu defe ko ci façon boo xam ni ak jaamu yàlla lañ ci jublu ñoo ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla ñu nangul loola. comme niñ ko bokk xamee ñun ñëpp ñëwoon nañ pour défendre yonantu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ñëwoon nañ pour seedaloo sunu borom seedaloo ay malaakaam seedaloo mbooleem ay mbindeefam ni yonantu bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu gënal képp ku yàlla musa bind. ñëwoon nañ pour taxawaayu bu fekkoonte ni tey Omar ibn Khattab moo fi nekk taxawaay ban jàpp ni moom lay taxaw. ñëwoon nañ pour taxawaayam bu fekkoon ni tey Xaalid ibnul Walid moo fi nekk taxawaay ban jàpp ni moom lay taxawee. ñëwoon nañ pour teewee atte bi nga xam ni moom lañ doon attee saay-saay bii nga xam ni moo dëkkee wax yonantu bi asalaam loo xam ni kenn ñi moo ko wax waajuru kenn. jóge Mali ngir ñimeetu faa nekk ñëw Sénégal waa Mali ñëw Sénégal dal di koy porte plainte ñu ñëw pour fekkee ci atte bi yàlla dogal na la nga xam ni moo ci am mooy am na lu xew ba nee nañ le 7 janvier yaakaar naa ni mooy tolloog àllarba bii di ñëw moom lañ wax ni ca lañ ko war a atte waaye am nañ yaakaar ni tey jii bu fekkentee ni 500 personnes moo ngi fi àllarba bii di ñëw 1000 personnes dina fi nekk. incha allahu taala leen ñaan yàlla mooy bu fekke woon ne dañoo wax ni dañ koy attee fële sa Casamance incha allahu taala pere nañ pour képp ku ko man ci ñun nga wàcc sa yitte dal dem fekk ji atte bi. pere nañ pour bu soobee yàlla lépp lu mu laaj ñu pere pour joxe ko niñ ko waxee woon nag noonu lañ koy waxee alquran ak sunna lim ñu yar yonent bi asalaam lim ñu yar mooy waxulu linnaasi xusna dañuy wax nit ñi lu rafet dañuy wax nit ñi jàmm dañuy jëflanteeg nit ñi niñ war a jëflanteeg nit ñi feek ñoo ngi jëflanteeg diine islam niñ war a jëflanteeg diine islam waaye li ëpp solo loo xam ne ñun ñëpp war nañ koo bàyyi xel mooy dajab tey bii daa bokk ci daje yi nga xam ni day wane ni yonantu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam diiney islam sunu borom yenn saa yi Sénégal dañ naan na ko nekk gëm li nga gëm bàyyi keneen ki mu gëm lim gëm donte wax bu ñu war a jàngataat la waaye nag dañ naan bu kenn laal lenn keneen kon nañ bàyyi xel ni yàlla sunu borom la yonantu bi asalaam sunu yonente la alquran sunu téere la diine sunu islam la islam bi kon sunu islam la yooyu noonu képp koo xam ne da ngaa jóg di wax loo xam ne lu joonu la bàyyil ñu ko fi loo xam ni ku ko wax waajuru nit boo ko waxee midi balaa ngoon ñu dal ci sa kaw nañ ñu bàyyil yonantu bi alayhi salaatu wassalaam li gën a ndaw luñ mën a wane mooy lii incha allahu taala mbooleem ahlu sunna wal jamaa fii ci Sénégal ñoom ñëpp bu leen neexee ñu yëkkati seen loxo ni sunu loxo musta taq ci deret kenn bu leen neexee ñu wax ni sunuy làmmeñ a ngi nii yenn saa yi sax mu am baat yuñ jël teg leen ko waaye YouTube baa ngi fi réseaux sociaux yaa ngi si ni ma koy faral di waxee nan dem jeexaati ba xam dinañ gis sax nag fun saaga bay gis lu fun defee beneen violence kon incha allah taala ñoo ngi jox suñu bopp rendez-vous di jox mbokk yëpp rendez-vous ni àllarba bii di ñëw bari na ñoo xam ni bëggoon nañoo ñëw ñëwuñu talaata ko fi mën a fanaan si fi ku ko mënul àllarba fexeel ba boo fi mënee jullee si suba nga jullee si suba maa ngi am yaakaar ni tey jii nii lii nga xam ni moom lañ def tey bu soobee yàlla ak jaamu yàlla la ko borom bi subhanahu wa taala di bindee le 7 janvier incha allah taala àllarba bii di ñëw yàlla na borom bi subhanahu wa taala doon ñoo defal tawfiq salaamaaleykum alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala waaw dajaloo nañ fii tey di mbooloo moo xamante ni dañoo dikk ci benn mawqif muy mawqifu nusrati nabii sallallahu alayhi wa sallam ngir wan ñi nga xamante ni ñooy saay-saay si jub ci jamono te seen yitte yëpp mooy dal ci kaw lislaam waaye nag bu ko jaare ci dénigré yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xamal leen ni loolu du jàll boroom xam-xami lislaam dëppoo nañ ci ni nusratu nabii sallallahu alayhi wa sallam mooy taxaw ci wetam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam défendre ko suñ kéem kattan loolu ci aw jabil waajibaat la bokk ñu tegtaloo ci waxi suñ borom wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabau nuura allazi unzila maa ulaika humul muflihun suñ borom mënoon naa yem rek ci wallazina amanu bihi waaye déedéet wa azzaruhu ngay def ta'zir yaa ngi dégg wa nasaruhu
nga taxaw ci sàppeem bu nit tax nga jalgatee ci àqam wattaba'u nuur allazi unzila maa suñ borom door wax ni ulaika humul muflixuun mënoon nañoo doyloo rek ñu yàlla wax na ko ne inna shaani'aka huwal abtar ñi la bañ ñoo njàdde te yàlla ne woon na inna kafaynaakal mustahzi'iin ñii lay jéem a yëj maay dox sa digg ak ñoom mënoon nañoo doyloo loolu waaye déedéet dañuy ñëw nekk ci sàppeem ba kii nga xam ne mooy saay-saay bi wax ji xam ni dafa offensé un peuple boo xamante ni ñi ngi toll ci 2 milliards ak lu teg ci àdduna bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem ñi ko daan défendre ci bi muy dund daf leen ci iqraar ba pare saxal leen ci keroog ba ka Xasaanu Saabit di défendre ci bi ko kuffaaru Quraysh ci di wax lu bon mu jóg di leen tontu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ni ma zaala ruuxul qudus yu ayyiduka ma nafaxta anillahi wa rasul ruuxul qudus Jibril mu ngi ànd ak yow di la jàppale di fekk yaa ngi défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy wax ni aqallu ma yaqumu bihi al muslim fi ida xadasa misle hadihi al xaadisa al masawiya mooy taxawaay bii ñu taxaw hada al mawqif al mubarak nañ xam ni dafa bokk ci muqtadayaatu shahadati anna muhammadan rasulullah mooy nusratuhu sallallahu alayhi wa sallam ida tada alayhi safihun min sufahaai al abalisati al ashrar bari nañ nag ci jamono bari nañ lool ñi ngi laqatoo li ñuy tuddee ihya turas saqafi maanaam dekkalaat ay culture traditionnelle ñi di laqatoo ak ceddo ñi di laqatoo kémitisme lu ne ñu ngi koy laqatoo seen nit te jëpp nag mooy egg ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye dañu xam ni anfusuhum lahul fida ñu ngi taxaw seen kanam ba keroog ñuy deltu ginnaaw ci lii ñu nekk ñu nit ñu door a deltu ginnaaw verdict bi nag dañ ko wala boog jugement bi tey waroon a am dañ ko renvoyé ba le 7 incha allah mobilisation bi nga xam ni def nañ ko tey bu ko raw dinañ ko def le 7 incha allah dellusiwaat fii li nusratihi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbi wa man wala barakallahu fikum aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko ninnu kalama cogo min na ko minnu n'u bɛ ka kɛ alisilamɛya contre la réseaux sociaux sanfɛ nin wagati laban minnu na an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ Dakar général Sigo ale ka jugement ani silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an filɛ nin ye o kɛnɛ kan bi alhamdulilayi jama bɔra jama sanima bɔra silamɛw bɔra k'u ka dusumangoya k'u yira silamɛw bɔra yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen na sénégalais olu ko olu t'u tɛgɛ jigin nin ko in kan nin ko in nin ye silamɛya bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ de nin ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ de sénégalais olu bɔra dɔw bɔra fo Touba dɔw bɔra fo Kaolack dɔw bɔra fo yɔrɔjanw na ka na bi ka na nin jugement in ka na assister an ni imam bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'an ka docteur an bɛna kuma d'aw ma ayiwa kow kɛra cogo min na a k'o lakale walasa aw fana ka se ka information sɔrɔ ustaz salamu aleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الحمد لله بل ما أنبوفو كولين يمندو أمي الله تعالى تنو أمي ألفو ألم ينغي الحمد لله سلامو بورا فانبلا جلين في أمي فلوكا ما منوفو كوميونيتي سينيغاليزي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنافو التكبير سنغالي التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر يا محمد يا محمد يا محمد الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبنا ونبينا وعظيمنا اللهم صل عليه صلاة كثيرة يا الله اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين ambe ambal fombal mawe ko bi anana au conseil islamique ani cheikh na nimaga aka procès la cheikh na nimaga mimbe na jafariara ay jafariya soro akariara akal limanya ma dese a jafariara ka joka video ke ka telephone ta ka nyeshi ayrama aya jafariya ka telephone ta ka nyeshi ayrama ka jonde neni aya jafa ka telephone nyeshi ayrama ka dogali ke ka se joma ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ala kira de doya sallallahu alaihi wasallam ka ala kira ka sumu doya ka ala kira ka dimma doya ka sahaba doya ka abubakar siddiq umar ka islamu belajin doya a jafariya ko de ke nga nyina na kuma mina be video ke ata donc ka fo kren kanu ba de ka chan
bi an ka ca ni 2 milliards silamɛ diɲɛ kɔnɔ wa a ka a n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ ka alakira neni o bɛ ka silamɛya neni u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ silamɛw jɔlen sɔrɔ u ɲɛ ni ala ka jɛ ye donc bi procès la an nana ka na renvoi la u y'an bisimila an taara an ka avocat y'a ɲini k'a fɔ ko affaire ka juger a ka avocat nana u y'a ɲini k'a fɔ ko affaire kana juger juge y'u ɲininka o tuma mun de la affaire tɛ juger semaine tɛmɛnen an y'a bila ka na ko traduction dɔrɔn bi aw bɛ k'a fɔ ko affaire tɛ juger a bɛ juger bi a bɛ juger sini ɔ tuma min na juge y'o kuma fɔ k'a fɔ ko affaire kan ka juger u y'u kanto juge ma ko vraiment k'olu b'a ɲini ko sariya la ko comme renvoi ye 3 de ye 2 de kɛra olu bɛ fɛ ka 3nan kɛ juge ko mun na o ko k'u bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ka tagama kɛ walasa ka taa se haut conseil islamique ma ka se ka taa yafadeli ni kuma wɛrɛw don a kɔrɔ o de kɛra u ka kumaw ye k'olu bɛ taa yafa de deli k'u bɛ taa ɲini haut conseil ka yafuma silamɛw ka yafuma k'u b'o sira de kɛ ɔ juge ko ma ko o yafadeli tɛ se k'olu ka jugement ta sira bali o kɔfɛ u kura k'a fɔ ko ayi k'olu ka avocat dɔw bɛ yen ko dɔw man kɛnɛ dɔw banana ko dɔw fana tun kan ka na k'olu ma se ka na k'u b'a deli yɛrɛ yɛrɛ de ko ka se k'a bɔ a ma o kɔfɛ an y'a yiru la k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo le 7 man ja o le 7 si man bolo a man ja donc o la an bɛ ala deli yarabi ala ka le 7 yara na an bɛ foli ɲɛsin ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani Sénégal ani diɲɛ fan bɛɛ ani Guinée Côte d'Ivoire Burkina diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen en France nous saluons tout le monde tous ceux qui sont venus faire le déplacement pour ce jugement aujourd'hui il a été décidé d'un renvoi qui a été demandé par l'avocat de la défense. Ils ont avancé l'argument selon lequel ils sont en démarche avec le Haut Conseil islamique pour vraiment demander pardon. C'est ce qu'ils ont avancé. Maintenant, le juge a dit non, ceci ne peut pas empêcher le jugement. Si vous demandez pardon, ceci ne veut pas empêcher le jugement. Ils disent ensuite que vraiment leurs avocats, il y a des avocats qui sont malades, il y a des avocats qui n'ont pas pu venir, mais qu'ils vont essayer de faire en sorte de respecter le jugement prochain. Et après, par la grâce de Dieu, après la décision a été de la renvoyer. Donc finalement, la décision a été prise de renvoyer au 7. Donc nous demandons à tout le monde de rester mobilisé et de rester debout. Qu'Allah sauve le Mali, qu'Allah sauve l'islam, qu'Allah sauve le Sénégal, qu'Allah sauve tous les combattants. Allah nous assiste tout ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون maa ngi wax ci turu képp kuy jàngale alquran ci Sénégal maa ngi wax ni ñoo ngi massaw jullitu adduna bi yëpp waaye rawatina jullitu Mali di wax ni ñoo ngi woo jullit yëpp le 7 janvier na ñëpp ñëw ku fi teew na nga pare pour indi téeméer ndax pare ngeen le 7 pour ngeen ñëw pare ngeen pour le 7 wax la mooy le 7 nañ fi jullee suba ku nekk indil ndax pare ngeen atte buñ ci desa atte bii mooy bi gën a ñor notre rendez-vous ici le 7 janvier fajar tel inchallah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di ñaan yàlla defal jàmm te defal leen ko ñaan yàlla defal sutura teranga àdduna ak àllaaxira di sant yàlla baax ba ñu defalee xéwal l'islam di sant yàlla ba ñu defee xéwal nekk baax na yéen ñi nekk télé bi ñëw leen ci kaw baax alhamdulilah ñu ngi sant yàlla baax di julli ci Yonent bi di ñaan yàlla defal jàmm te defal leen ko ñaan yàlla defal sutura teranga àdduna ak àllaaxira di jaajëfal mboolem julli di nga xam ni teew nañ fii pour naqaru li nga xam ni moo xew ab waay soo xam ni du ab jullit ba pare di ŋàññi Yonent bi alayhi salaatu salaam ŋàññi kenn koo xam ni mooy gënal suñu bopp ak suñuy waajur gënal ñu suñu lépp koo xam ni bu ñuy julli turam la ñuy tudd bu ñuy nodd turam la ñuy tudd alquran ci moom la wàcc yàlla nañu wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu man yuti an rasulu faqad ata Allah mu ne topp leen yàlla ak yonent bi ku topp yonent bi topp nga yàlla wa kadhalika loolu rek doyul yàlla saa borom yàlla ne yonent bi alayhi salaatu salaam
sa ëllëg moo gën sa tey wala al axiratu xayrun laka min al ula ne wadduha wal layli iza saja ma wadaaka rabbuka wa ma xala wala al axiratu xayrun laka min al ula ne inna fataxna laka fatxan mubina loolu yëpp ci yonent bi alayhi salaatu salaam la wàcc man nag li ma yéem ci projet bi mooy jaaduwul woon kuy ab jullit di peledel kii li ma yéem mooy ab jullit naka la mën a peledel kuy saaga yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi nga xam ne yàlla ne lu mu la indil jëlal lu mu la tere bàyyi ab jullit war na taxaw ne day peledel ab koo xam ne du jullit di saaga yonent bi loolu man rek moo ma yéem ci projet bi naka la nit koo xamante ni nekkul jullit nga nekk ci beneen diine ñu mënoon wax sa diine sikk yi ci nekk ak sos gi ci nekk waxuñ ko nga tourné matin midi soir di def ay vidéo di def ay live di ŋàññ yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla xam na ni projet bii soo tuddoon kenn dëkk sàngam kër bàyyi diw nga tudd njuumte rek doo ko defati soo fi saaga woon kilifa diine waa ji du fanaan mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo desee gëm-gëm ci moom suñu mbëggeel ci moom dafa des gis nga yonent bi bëgg ko du di ko gàmmal di ko wutal ay bis di ko wayal sopp na bi def ay tise déedéet bëgg ko mooy nga topp ko innamal muhibbu liman yuhibbu muti'un nit ki nga bëgg da nga koy topp ci lim bëgg lim tere nga koy bàyyi kon yonent bi lim bëgg mooy ñu topp ko gëm ko topp yàlla ak yonent bi ci jëm boppam mais nag kii yéen juge yi laay waxal yéen avocat yi alam ya'lam bi anna allaha yare ndax xam ngeen ni yàllaa ngi leen di gis ndax xam ngeen ni yàllaa ngi gis li ngeen di àtte yéen avocat yi plaider kii saaga yonent bi nekk ay jullit ndax xam ngeen ni bisu bi nga xam ni wa maa lahu min quwwati wala nasir bis boobu doo am kenn ku la àtte kenn ku la layal naka ngay layalee lii ñu ne la yow noo doon layalee koo xam ne ab yéeféer la di saaga sab yonent nga ne da nga koy rek ngir intérêt àdduna ngir alal avocat yi ragal leen yàlla liggéey avocat risque ci ne waaye yoonu texeñ ci yoonu texe denc yoonu texe sa mbokk bu tooñee na ko ne yaa tooñ unsur axaaka zaliman aw mazluman sa mbokk ni nga koy dimbale yonent bi nee na bu tooñee ne ko yaa tooñ suñ ko tooñee nga ne ko yow lañ tooñ muñal inna allaha ma sabirin waaye nit ki tooñ yonent bi tooñ julli ñi li gën a fort ci ñun la laal te ku ko laal di ñu laal ñun bu ñuy wax ak ahlu kitaab dañuy wax ak ñoom ci ni mu gën a rafet wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan loolu lañu yàlla digal ne wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha bi adwan bi ghayri ilm kon ñu ngi ñaan yàlla defal jàmm te defal leen ko le seet biir ñëw na fi jullit yëpp teew na fi jullit ñëpp ñëw ñu ànd naqaroo li nga xam ne moom la ñuy naqaroo mooy kii saaga yonent bi juste teg ko li nga xam ne mooy lim mérité salaamaaleykum wa rahmatullah waaw d'abord dama bëggoon laaj bu dee c'est des organes du Mali ou du Sénégal pour ñu xam si on doit parler en français ou en wolof. du Sénégal ban waaw bon d'abord ci nasaraan nous voudrions d'abord remercier les associations islamiques qui sont venues en renfort parce que nous avions lancé un appel lors de l'audience de mercredi dernier le 24 et je pense que l'appel a été entendu parce que j'ai à mes côtés Serigne Djili Mbaye de Bambilor qui a suspendu toutes ses activités pour venir nous assister. Nous avons également Serigne Moustapha Diakhaté Khadimoul Khadim, le leader de l'association islamique Touba Action. Et nous avons également Imam Mansour Samb qui vient de nous quitter, qui dirige beaucoup de Dara Al-Quran, mais également beaucoup de Daïra. Il y en a d'autres que j'ai oubliés. Et en un mot, nous remercions tout le monde. Parce que ce jour n'est pas seulement le jour du Haut Conseil islamique du Mali. Ce n'est pas seulement la douleur des musulmans du Mali, mais c'est toute la Oumma islamique, au-delà du Sénégal, qui ont une grande amertume suite à ce qui s'est passé. Nous avons rappelé la fois dernière que les ennemis de l'islam avaient l'habitude de nous attaquer depuis l'extérieur. Nous l'avons vécu en 1988 avec Salman Rushdie, qui avait pris le saint livre du Salman Rushdie, qui avait procédé à un blasphème inadmissible du Saint-Coran. Nous parlons de versets coraniques, lui il l'a inversé, il a dit verset satanique. Le monde s'était enflammé, il y avait eu des manifestations et même des morts. Alors, mais maintenant, les ennemis de l'islam ont changé de stratégie. Ils ne nous attaquent plus de l'extérieur, mais de l'intérieur.
Et c'est le cas de ce jeune TikToker, Cheikhouna Nimaga. Il est allé beaucoup plus loin que Salman Rushdie. Parce que Salman Rushdie n'a pas insulté le prophète. Salman Rushdie n'a pas insulté les honorables Sahaba, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ali Abi Talib et Sayyidina Ousmane. Ce qui est tout le contraire de celui qui devait être traduit en justice aujourd'hui. Mais puisque le Sénégal et le Mali, qui sont les deux pays essentiellement concernés, n'ont pas de code pénal inspiré de la Shariatul Muhammadiyya, nous sommes obligés de nous référer au code pénal qui nous a été légué par le pouvoir colonial. Parce que ce que Cheikhouna Nimaga a fait, on le qualifie de apostasie. En Wolof, ça veut dire moutad. Dans les pays qui se réfèrent à la Shariatul Muhammadiyya, l'apostasie est criminalisée. En Arabie Saoudite, c'est criminalisé. En Iran, en Indonésie et en Mauritanie, toute proche. Parce que là-bas, la sanction minimale, c'est au moins la perpétuité. Si toutefois l'individu n'accepte pas de se repentir. Et ça peut aller jusqu'à la peine capitale. Mais puisque le Sénégal et le Mali n'ont pas de charia, de code pénal inspiré de la charia, nous sommes obligés de nous référer à notre code pénal en vigueur. Et c'est la raison pour laquelle le Haut Conseil islamique, en tant qu'organisation légaliste, ils ont suivi la procédure légale en mandatant un huissier de justice, Madiboy Ba, agréé auprès de la Cour d'appel de Bamako. Ce dernier, après avoir fait les constats d'usage, a pris contact avec une antenne du Haut Conseil islamique, en l'occurrence l'imam ratib de Al-Masjid Al-Rahman, imam Ousmane Sankale. Ce dernier a mobilisé toutes les organisations islamiques et Jamra l'a accompagné dans cette mobilisation, si bien qu'on en est à 200 plaintes qui ont été déposées auprès du bureau du procureur. Le procureur a actionné la section recherche et en 48 heures, l'individu a été localisé, livré à la justice. La semaine dernière, c'était le jour de l'audience, mais il y a eu un malentendu entre les avocats de la défense et les avocats de la partie civile. Parce que tantôt l'individu insultait en français, tantôt il insultait en bambara. Et il y avait donc des débats sur la fiabilité de la traduction en bambara. C'est la raison pour laquelle le tribunal avait convoqué aujourd'hui les deux parties en conflit, ce mercredi 31 décembre. Mais vous l'avez vu, ce que les lutteurs, les Mbouroum Lamba appellent le Goudol Djel, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont dit que tous les avocats de la défense ne sont pas venus. Certains ont eu un empêchement, d'autres ont été empêchés pour des raisons médicales. Et le seul avocat qui restait a dit que par conséquent, il ne peut pas plaider en l'absence de ses collègues. Et c'est la raison pour laquelle le président du tribunal a donc demandé un renvoi sous week-end, c'est-à-dire le 7 janvier. Voilà, encore une fois, la mobilisation doit se maintenir parce que ce n'est pas une question d'acharnement et de chasse aux sorcières, mais on voudrait mettre carrément un terme avec l'aide du procureur Ibrahim Ndoye aux agressions inadmissibles dans les réseaux sociaux contre les fondamentaux de l'islam. Il faut que ça cesse parce que Cheikhouna Nimaga est un des leaders de ces insulteurs des fondamentaux de notre prophète Mohammed. Et lui, il a un TikTok qui compte au moins 1 million de followers. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de 16 ans, 17 ans qui le suivent aveuglément et qui commencent à croire que insulter le prophète est un acte de bravoure. Donc nous demandons au procureur de la République, indépendamment du fait que le tribunal est en train de faire son travail et nous avons confiance que le droit soit dit, nous demandons donc au procureur, en partenariat avec la division spéciale de la cybercriminalité, le commissaire Dijak Faye, comme il l'avait fait pour les sites pornographiques de Kotche Barma, qu'il désactive, qu'il ferme les sites internet de Cheikhouna Nimaga et de tous les autres sites qui insultent les guides religieux, qui insultent les fondamentaux de notre religion. Voilà, nous saluons encore une fois la détermination de nos homologues du Mali. Nous saluons encore une fois le courage et la détermination du Haut Conseil du Mali.
Et nous remercions encore une fois ceux qui ont bien voulu faire le déplacement et dont je viens citer tout à l'heure de citer le nom. Et nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans 8 jours, le 7 janvier, Inch'Allah. Ah oui, d'accord. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk jullit Sénégal yëpp tey bu ñu nekk fii ñëw nañ fii pour soutenir le prophète alayhi salaatu wa salaam car benn boy malien moo nekk fii di saaga yonent bi di saaga jullit bi yëpp léegi juge bi dañu dox rendez-vous nee na ñëpp na génn le 7 janvier incha allah pour soutenir le prophète alayhi salaatu wa salaam maa ngi leen nuyu yéen ñëpp le 7 janvier ngeen génne ñun ñëpp massivement. ki nga xamante ne da ngaa bëgg prophète alayhi salaatu wa salaam nga génne nga ñëw soutenir ñu loolu lañu bëgg parce que ku laalu yonent bi laalu nga ñu vraiment ñi ngi wax sénégalais musulman sénégalais tout yëpp ku bëgg Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam nañ ñëpp génn ngeen ñëw soutenir ñu vraiment on en a besoin parce que dès que le petit il a insulté tous les musulmans du Sénégal tous les musulmans du monde franchement ñi ngi fii di soutenir suñu yonent bi nga xamante ne kenn du ko laal lu bien aimé Mouhamed alayhi salaatu wa salaam léegi maa ngi wax sénégalais yëpp ngeen génne ngeen ñëw soutenir ñu pour l'amour du prophète maa ngi leen merci beaucoup. baax na